toujours dans votre chronique de temps je suis fa jógee dañuy dem seeti ji ki nga xamante ni mooy DG CDC di Fadilou Keita moom mi nga xamante ni limogeage am mi ngi koy xaar ndaxte ñu bëre foogoon nañu moom ak Waly Diop Bodian la ñuy dégagé ndoo waaye ba tey ji moom mi ngi foofu ca poste bi nga xamante ni mooy CDC ginnaaw nag ki nga xamante ni mooy Gas El Salvador bi nga xamante ni def na barki démb ay révélation ci Maimouna Ndoye moo defaat nag ay révélation yu doy waar jëmale ko nag ci ki nga xamante ni mooy Fadilou Keita nañu déglu ji les révélations de Gas El Salvador ci scandale yi nga xamante ni yu doy waar la yoo xamante ni moom Fadilou Keita daal dafa jaawle li nga xam daal mooy alalu buur ak li nga xamante ni mooy poosam lañ ko déglu ji dalu soir Sénégal scandale bu rëy moo am fële ca CDC caisse de dépôt et de conciliation ki nga xam ni moo ko dirigé nag moo nekk DG Fadilou Keita bu Ousmane Sonko moom moo dirigé CDC. scandale bi nag ki ko publié mu nekk Gas El Salvador te Gas El Salvador nekkul Sénégal mi ngi hors du pays. kon léegi kan moo ko jox document yi nga xamante ni moom la publier muy document confidentiel yoo xamante ni warut a génn ay document la yoo xam ne dañ ne warul génn ñoom ñu génnee ko te document yi liñ ci def aussi itam mooy moom Gas lim ci def mooy kii nga xamante ni moo nekk Fadilou Keita di DG bi dafay def ay frais de voyage yoo xamante ne nii dafay dem ba di ko coûter ay 24 millions parce que voyage bii nga xamante ni moom la mujjee def voyage bi mi ngi waroon a am foofu 9 jours. te chaque jour mi ngi war a dépasser foofu 250 millions te def na ci frais de voyage yëpp nag ba ci li nga xamante ni moom la ticket d'avion beeg nangam tàngam lépp def na ko ci en même temps aussi itam beneen 4 milliards boo xamante ni aussi itam yëpp def na ko ci biir publication bi. léegi nag ñun suñu xaalisu réew bii nga xamante ne ni tey jii bu fekkente ne li ñuy wax nii lu am la te li tax mënoo weddi ne nekkul lu am mooy ñoom defuñu division de fausses nouvelles. ñoom ñi ko publier ñoom ñi nga xam ne dañoo porter plainte parce que ki nga xam ne mooy DG bi ak waa kër gi nga xam ne ñooy waa CDC dañoo porter plainte bi ñu def nag dañ ko plainte parce que ki def yëf yi ki nga xam ne moom moo génnee document yi moom dañu koy porter plainte bii ñu koy porter nag defuñu fi division de fausses nouvelles de xam nga luñ ci def publication non autorisée de documents administratifs confidentiels moom la ñu def. léegi ñoom au lieu que ñu def division de fausses nouvelles xanaa kon ñoom liñ leen di tuumaal nii dëgg la parce que bu fekkente ne nekkul dëgg ñoom da ngay weddi nga ne dañoo génne xibaar boo xam ne xibaar bi nekkul dëgg muy division de fausses nouvelles xibaar bu wérul ñoom nag weddi wuñ loolu dañ ne nag dañuy porter plainte te buñ koy porter plainte lii ma la wax ni moom ci lañ koy porter plainte publication non autorisée de documents administratifs confidentiels lii laaj bi mooy. kan moo ko jox Gas El Salvador mi nga xam ni hors du pays la nekkul Sénégal mu xam li xew biir CDC nga xam li fay xew ba ñu jël publication bi publier ko ni mu wër Sénégal lii scandale la de scandale bu rëy parce que yow bu fekkente ne xam nga lu mel ni Pape Malick Ndour doon na ko wax nee na mësuma voyager ci loo xam ne sax day nekk intérêt Sénégal mu xam loo xam ne ay voyage la yoo xam ne nga mën a dem pour lijjanti ay contrat wala lijjanti ay leneen ak leneen yoo xam ne da nga koy lijjanti sax pour Sénégal jarul nga ciy voyager egg di yàq xaalisu Sénégal Pape Malick Ndour waxoon na wax bu mel nii dégg nga dinaa la ko tegal nag nga déglu ko ba pare te ñoom ñi ci seen voyage yi nga xam ne ñu ngi koy def nee nañ voyage yi ñuy def ay voyage privé la bu nekk voyage privé ba pare ngay jël xaalisu bi nga xamante ne xaalisu état la ba pare di ko utiliser ci sa voyage privé yooyu léegi Sénégal. ndax lii moo nekkoon jubal jubbanti wala lii nag warees na kaa topp ba mu leer nañ bu nekkee dëgg la Fadilou Keita dañ ko war a convoquer woo ko mu ñëw leeral lii nga xamante ni moom moo xew fii ci biir këram gi ba xam lan mooy problème bi parce que comme ñoom ñoo fa woote jubal jubbanti président de la république jógal ci lii. loo xam ne dañ naan dossiers yi waru woon génn au lieu que ñu ne li ñu tuumaal nekkul dëgg de mais dañ ni warut woon génn scandale bu rëy la. scandale bu rëy la te suñu xaalisu réew mii nga xamante ni dañ ni réew mi ngi ci jafe-jafe 4e sous-sol serrer la ceinture ñu nekk di serrer ceinture gi nekk am na ñoo xam ne ñu ngi yolomal seeni ceinture di def seen ay voyage di dem fu leen neex di dund nu mu leen neexee ci suñu xaalisu réew est-ce que lii jaadu na parce que loo xam ne dañ ciy tudd xaalis bu weex tàll ñu naan ay 4 milliards ci biir rek 24 millions ay frais de voyage ay nangam ak sangam ba lii scandale bi di génn. dama bëgg nga déglu Pape Malick Ndour wax bi nga xam ne waxoon na ko fi ay jamono. liggéey naa 3 ans 3 mois Prodac musuma def mission à l'étranger benn yoon laa def mission à l'étranger
c'était dans le cadre du travail musuma jël alalu réew mi di ci demee mission musuma jël alalu réew mi nga def 3 ans 3 mois ci structure boo xam ne foire ñu invité la ñëpp xam nañ agriculture forum ñu invité la séminaire ñu invité la ça ne faisait pas 15 jours te ñun duñu jot benn invitation à l'étranger mais madame le ministre saa yu envoyé benn projet d'invitation ma ne ko madame le ministre dem foofu lekk naan ñu defal la rapport nga ñëw ne demoon naa mission yaakaar naa santoo ma loolu président santoo ma loolu donc mission bi jaru ko donc ñooñu nag tey su fekkee ne ñoo xam ne su ñuy def mission ay jet privé la ñuy dugg ñu ne ñooñu bëgg jox leçon de morale dama ne on n'a aucune leçon à recevoir de mais ñi ma remplacé pour nag wala ki ma remplacé pour nag dama leen ngeen laaj ko mu ne ñaata ci 1 mois wala 1 an yi fi def na wax ñaata mission na fi def nga def 3 ans 3 mois benn mission alors que ñoom chaque mois ñu def mission chaque jour. ñoo ko déggandoo nee na 3 ans 3 mois def naa ko biir Prodac mësuma jël alalu réew mi di ci demee mission benn yoon la mas a am et c'est le cadre du travail et dans le cadre du travail la ko defee waaye gis nga la ma doon wax président Bassirou Diomaye Faye gis nga nee na ñii nekk ci nguur gi nii bis bu ñu wàccee nañu tëj frontière yi bu kenn génn réew mi parce que kenn ku ci nekk daa am ndénkaan lu ñu la dénk te ndénkaan li ñu la dénk nag bala ngay génn fi na nga leeral lépp ba mu leer nañ ndax bari na ci ñoo xam ne bi ñu doon ay DG wala ñu doon ay nangam yoruñu fukki dërëm ñu doon ay DG tey jii ñu mel lu leen neex di def lu leen neex ci biir réew mi ñu di leen ci bàyyi et c'est pas du tout normal loolu jaaduwut ba pare réew mi nekk ci ay jafe-jafe nit ñëpp kenn ku nekk sonn nit ñi xiif nit ñi mar nit ñi ñu bari lekkuñu ñu bari nekk ci ay problème ak ay jafe-jafe te dara fekkuñu ko fi dañoo ñëw ba pare teg nit ñi ay problème ak ay jafe-jafe ndax bu fekkonte da ngaa ñëw fekk fi ay problème wala nga fekk fi ay jafe-jafe bu boobaa au revoir mais yow da ngaa ñëw fekk lépp gonga nga xam ne da nga war na ñëw rek def continuité ngeen ñëw delloo réew mi ginnaaw bu pare yéen ngeen di dund gundaandaat di dund lu leen neex ngeen ni kenn du ko wax nit ñi dañ koy wax képp koo xam ne def nga fi lu jaadu ñu gëstu ko ba loolu noonu nekk dëgg ci biir prison bi nga jëm te da ngay fay amul sax ñu dem te ñëw lii mooy li xew nag information bi nag danañ ko topp ba mu wér bis bu nekkee lu leer nañ bu boobaa Fadilou Keita yow coow dina la doy soxla maa ngi ñaan nga partager vidéo bi te nga abonné di nuyu ñi reere cere ñi reere fonde ñi reere mayga ak ñi nga xam ne réew ñu ndax jafe-jafe Sénégal foofu la toll wasalaam seetaanal li des ci vidéo boobu. tantôt Ahmed moo di scandale bi nga xamante ni moo nekk autour d'un voyage fële ci USA Momo Fadilou nee nañ daal dafa nekk di def ay malversation dafa nekk di def ay convention litigieuse dafa nekk di signer ay chèques yu ci toll ni 24 millions pour ay mission 4 milliards ak yeneen loolee la benn journal xëyee tey parce que document yi dafa mujjee retrouvé wu sur la toile jubal jubbanti ak li ma gis nii. kon ñoo ko déggandoo muy révélation yoo xamante ni Gas El Salvador def na ko génnee ay dossier confidentiel yoo xamante ne daal dañ ko estampillé woon secret jëmale ko nag ci scandale yoo xamante ni moom Fadilou Keita nekk fële ca CDC ku ne Fadilou Keita nag wax Mbaye Rapport Mbaye Det Caché Mbaye Sirgoti ginnaaw Waly Diouf Bodian moom ak Mbaye Rapport bokk nañu daal def benn scandale daal di brader li nga xamante ni mooy action yi nga xamante ni Sénégal amoon na ko ci DP World à hauteur de 38 milliards ñu daal di koy bazarder à 18 milliards daal di luubal suñu 20 milliards kii di Fadilou Keita nag dañ ko jàpp daal ci scandale yoo xamante ni ay document estampillé secret la kan moo ko jox Gas El Salvador ba mu war ko mën a publier jëmale ko nag ci ay frais de voyage yoo xamante ni uniquement suñ ko estimé dina toll ci 24 millions de francs CFA ci jamono ji nga xamante ni nee nañu daal det caché de piam fi ci Sénégal en tout cas ñoo ko déggandoo muy ay scandale yoo xamante ni doy na waar comme Diomaye nag tàmbali na jël bale bi kii di Waly Diouf Bodian jël na wàllam ci li nga xamante ni mooy sabar bi ginnaaw loolu nag xëy na semaine prochaine kii di Fadilou Keita dina jël wàllam te ñoom ñoom nag ku ci jël sa wàll jàppal ni ko daal lii di inspection générale d'État dina def ay auditam comme Cour des comptes rek ngeen doon wax ak reddition des comptes je crois que reddition des comptes nag ci yéen la gën a yekk ndaxte yéen a fi taxoon ne jubal jubanti